ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء Yàlla mi ngi ñëw bés yi ñu doon xaar yegsi na ubbi say bët noo doon imagine ndox mi ñuy wër suuf si séddee niir yi naaw mag yow di waxi neen yegsi na ubbi say bët noo doon imagine ndox mi ñuy wër suuf si séddee niir yi naaw mag yow di waxi neen yow laa doon seet yow rek na woon ñu waa Casamance Serigne Touba Mbacké comme niñ koy waxee chaque jour maam laay tey ñun fii waa Médina tey dañoo fas yéene lakk tey tali bi tey bañ luñ si dara tey fii ci Médina fas yéene ñu tëdd dañoo fas yéene ñàkkante ak policier gis nga nu ñuy booyalee nii policier bu fi dugg dañ la nar a dibiteri aw sa asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu Médina TV ñu ñëwaat tey fii ci seen émission ëllëgu Médina mbir moo gis dafa war a am ëllëgu Médina lu ñu war a waxtaanee la waaye rawatina ci jamonoy couvre-feu tey nag ñu dalal ay doomi Médina ay nit yu yàlla baaxal xàmmee di xeexal Médina fu ne di ko taxaw kon nag du ñu def rek lu dul dugg ci biir waxtaan bi bu ko defee rek dañuy bàyyi. sunu gan gi mu présenté wu ñu doog a duggal ci waxtaan bi Ibrahima bu ko defee ñu bàyyi la nga présenté wu. asalaamaaleykum waa Médina asalaamaaleykum internetu Médina TV ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant fas yéene dugg ci waxtaan bi ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabil alamin maa ngi tudd Ibrahima Traoré doon le président du conseil communal de la jeunesse de Médina. jërëjëf. Ibrahima président ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ci Médina TV kon bu ko defee rek ñu bàyyi sunu xarit nga xam ne tey taxawaayu présentateur u Médina TV ndax moom ci kër gi la bokk waaye l'international moom dafa bari ay facettes nekk ambassadeur u Médina tey taxawaay boobu la fi taxawee ñu bàyyi ko moom mu présenté wu. waaw Aziz di la jaajëfal di la remercier ci invitation bi. tey du Fada Lop en tant que présentateur Médina TV mais Fada Lop en tant que ambassadeur Médina ñëw fas yéene déglu la ñu dëgmal waxtaan bi. jërëjëf bu ko defee rek ñu bàyyi suñu beneen gan bi mu présenté wu. waaw asalaamaaleykum Médina asalaamaaleykum internetu Médina TV waaw di nuyu d'abord suñu président de la conseil communal de la jeunesse Ibrahima Traoré di nuyu tamit Fada Lop waaw nekk xale boo xam ne jàmbaar la ci Médina di bay waaram ci fu mu ko war a bayee bu defee nag man maa ngi nuyu ñëpp di présenté wu maa ngi tudd Omar Sylla nekk ndaw si Médina di góorgóorlu comme ndaw yëpp rek bu defee maa ngi ziar ñëpp quoi ku nekk ci turam ak santam. mi ngi noonu mbokk yi ni ma leen ko waxee woon ci sama njëlbeenu nuyoo ëllëgu Médina mooy turu émission bi ñu war a waxtaanee ëllëgu Médina ndax it lu ñu war a waxtaanee la wax naa ba taay ne boo demee ci réew yi région bi ñu xam Dakar la quartier bi ñu xam bi gën a siiw ci quartier yi Médina la loolu sunu borom moom moo ko def ba noppi ñu tuddee ko Médinatoul Rassoul kon quartier boo xamante ne la dañu war a di ko waxtaanee di ko saytu préparé ci ëllëgam ndax ñun ñu fi nekk ñëpp ay ndaw lañu te ëllëg ñun ñoo war a yori Médina tey nag ñu fas yéene waxtaanee couvre-feu ci biir Médina gis-gis bi nga xamante ne moom la ci kilifa yi am ndax ñiñ fi dalal tey yëpp ay ambassadeur lañu
ñoom ay nit ñu yàlla baaxal lañu di dox ci lu baax ci biir Médina moo tax tey ñu dalal leen fii fas yéene waxtaanee couvre-feu bi ci biir waxtaan kon bu ko defee damay bàyyi président conseil communal de la jeunesse Ibrahima di suñu xarit moom it mu wax xalaatam ci naka la gisee couvre-feu bi ci biir Médina. waaw merci beaucoup Aziz Cheikh Abdou Aziz di la gërëm bu baax aussi si invitation bi fas yéene rek waxtaanee si émission bi nga tuddee ëllëgu Médina en l'occurrence waxtaanee li nga xamante ne moo concerné ndaw ñi donc je pense que loolu moo si ëpp solo parce que point bi nga laal noonu muy couvre-feu je pense que tey jii nii ndaw yi lañ gën a joxoñ baaraam te tey aujourd'hui quand on parle de la jeunesse tey nous représentons les 65% de la population et que kii di 35% de la population mooy plus de la moitié tey jii nii ñooy représentativité jeunesse bi donc je pense que tey jii nii lépp lu ñuy war a def ci dëkk bi lépp lu ñuy war a def ci Médina yaakaar naa ni ci 65% yooyu la solution bi war a jógee donc je pense que solution bi xaaree nañ ko ci ñun ndaw ñi mais pas di indi ay problème ginnaaw loolu je pense que par rapport ak point bi nga laal na muy couvre-feu je pense que balaa ñuy ñëw ci couvre-feu bi en tant que tel war nañu wax lan moo indi couvre-feu bi et que je pense que couvre-feu dañu suñu borom daf ñu nattoo benn feebar bu tudd Covid-19 bi nga xamante ne moo ñu laal depuis mars donc depuis mars ba léegi tey ñu doon jël ay dogal état bi di jël ay dogal de façon déconcentrée aussi les collectivités locales tamit di jël ay dogal ñu ànd seeg communauté bi ñu ñëpp tey jii ni ñu ànd di xeex Covid-19 boobu xeex mbas boobu ñu tuddee Covid-19 donc je pense que si xeex boobu noonu mu am ay mesures yi nga xamante ne état bi jël na ko et ci première phase bi am ay matuwaay ak taxawaay bu am solo bi nga xamante ne ndaw yi jëloon nañ ko et il ne faut pas oublier que ni tey jii nii le plus gros du combat tey jii nii ndaw yi ñoo ko porté woon c'est vrai que au début par méconnaissance et par insouciance tey jii nii am na yenn jeunes yi nga xamante ne adonné woon nañ ñoo ngi doon jëf ay jëf yoo xamante ne qui n'était pas républicain qui n'était pas citoyen mais tey jii bañ leen commencé conscientiser tey jël nañ le combat à bras le corps ba tey jii nii xeex bi fi mu àggoon ci première phase bi mën naa ne en grande partie tey jii nii ndaw yi ñoo ko fa yóbbu donc c'est vrai couvre-feu ci deuxième phase bi nii tamit constaté waat nañ ay jiyee constaté nañ ay faits yi nga xamante ne tey jii nii c'est vraiment déplorable et tey jii nii dans son ensemble c'est la jeunesse dans son ensemble et dans tous les quartiers mais c'est pas dur mais en l'occurrence tey lu ñuy gën a métti ñun mooy ñu si tudd Médina à chaque fois donc tey jii moo ci métti je pense que tey bu ñu gënee xuus si waxtaan bi dinañu waxtaan si yan anam ak ban taxawaay la ndawu Médina war gën a mën a am ci xeex bii nii pour ne pas trop monopoliser la parole je pense que tey dañuy dugg si loolu rek xam ne tey jii nii état bi aussi ndogal yi nga xamante ne jël na ko jëlu ko fortuitement daf ko jël pour arrêter la chaîne de transmission donc nañ ko comprendre noonu xeex bi pour feebar bi mën a jógee donc je pense que à travers d'autres questions dinañ ci gën a mën a développer incha allah. président balaa ngay joxe kaddu gi rek en tant que président conseil communal de la jeunesse yéen ban taxawaay ngeen am aussi tamit ci jeunesse bi ndax it feebar bi amoon na fi ndax mën nga ñu wax tuuti rek ci lu gàtt taxawaay bi ngeen ci amoon avant ak li ngeen prévoir par rapport ak deuxième vague bi. dëgg la Abdou Aziz tey jii nii boo xoolee tey jii nii en tant que président du conseil de la jeunesse tey jii nii am na ay activités comme ni ñu koy faral di defee chaque année benn PTA plan de travail annuel bu ñu doon teg boo xamante ne day déterminer activités yi nga xamante ne conseil de la jeunesse bi dans son ensemble yëpp dañ koy def ci at bi yëpp mais ba nga xoolee daaw ba mbas bi dugg see dañoo teer toutes ces activités là déversé wu dans la sensibilisation déversé wu ci xeex Covid-19 bi donc c'est suñu activité yëpp pratiquement dañ ko concentré woon tey jii nii ci mbas mi en grande partie tey jii nii ci sensibilisation bi boo leen xoolee que ce soit les associations et les associations de jeunes les groupements tey jii ñoom ñëpp tey jii nii ñoo mené woon le combat de la sensibilisation ba eggoon fi ñu waroon egg. boo xoolee la première activité bi ñu def c'était d'initier des VAD mooy des visites à domicile mais bañ ko tàmbalee aussitôt ministère de la santé dafa wàccee benn circulaire bu wane ne feebar bi il faut ñu éviter les contacts en collaboration avec le district ñu éviter ces contacts là si la ñu arrêté VAD yi mais ñu wóyal combat bi à travers la sensibilisation via les réseaux sociaux via les plateaux télé
via les radios communautaires via les radios ak yooyu noonu donc je pense que combat majeur bi nga xamante ne jeunes yi ñoo ngi koy def boobu ba léegi c'est le combat de la sensibilisation et je pense que pari boobu noonu gagné woon nañ ko lors de la première vague et que je pense que war nañ ko tollantiwaat tey jii nii si deuxième vague bi pour ñu mën a réussir loolu parce que dama koy faral di wax ci émission yi ma ne leen Sénégal dañoo am benn particularité mooy dañoo am benn engagement communautaire bu am solo boo xamante ne tey jii nii moo animé la jeunesse moo animé les populations et je pense que bu ñu réussir woon ba wàññi woon cas yi ba cas yi doon dem ay 5 par jour donc je pense que loolu noonu la ñu réussir woon et que war nañ ko war a mën a tollantiwaat tey jii nii si deuxième vague bi nii pour jéem a xool et mais surtout aussi en collaboration avec le district sud bi nga xamante ne mooy représenter aujourd'hui le ministère de la santé si gox bi donc tey jii lépp lu ñuy def dañuy dem en phase ak ñoom seen orientation yi nga xamante ne ñoom dégagé nañ ko ñu mën a wéyal activité si loolu parce que feebar la boo xamante ne feebar bu doy waar la. feebar bu doy waar la Abdou Aziz. merci président xam naa dinañ ñëw incha allah ci yeneen yi questions yi bu ko defee rek ñu bàyyi sunu xarit monsieur l'ambassadeur laa koy waxee l'international Fada Love en tant que ambassadeur yow tey ci côté sensibilisation. yow it aussi gis nga li nga xamante ne moom moo xew Médina ndax ñun bu ñuy wax toujours li si jutu Médina la ñuy njëkk a waxal ba noppi yow en tant que ambassadeur ban taxawaay nga ci am. waaw taxawaay bi mu ci am mooy xam nga àdduna loo gis rek day am ay hauts et des bas parce que Médina bëri na ay cadre bëri na ay ndaanaan mais xelu xale ku ci yàgg dof boo xoolee du ma cité kenn zone yëpp ñëpp dañu génn. parce que non seulement man li may ñaawlu personnellement mooy couvre-feu bi dafa juste Abdou Aziz ndax am na ñoom te ne cere la ñuy jaay guddi am na ñoom te ne guddi la ñuy liggéey te bu ñu xëyee ngir mën a dépense li nga xamante ne bon dañ koy jox seen ay njaboot Aziz dëkk bi ku la newul méttiwul rek waxu la li am dëkk bi dafa metti ba tax na monsieur le président pour man personnellement dogal bu muy jël rek. dinañ ci ñëw Fada dama bëgg après yow ci côté sensibilisation nga am tuuti yow ban lan nga prévoir en tant que ambassadeur ndax yow gis nañu bi yëf yi tàmbalee ci première vague bi bokk nga ci njëkk a wax jël à travers sa téléphone di ci wax en tant que ambassadeur di sensibiliser jeunes yi lii ñëwaat lan la suñu ko waaye gën a doy waar comme ni ko président Traoré waxee léegi yow lan nga prévoir rek par rapport ak jeunesse bi mais fi nga ñëw noonu incha allah rabi dinañ ci ñëw ci yeneen questions yi. waaw dama lay rejoindre parce que. maintenant la ñu juddoo fii lañ yoroo fii la ñu màggee maintenant mooy suñu lépp comprendre kon bu ñu tax gisee ne jeunes yi juum lu ñu def lu di leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom parce que koo moomul dundaloo ko kooku da ngay naxante ak moom comprendre ne jeunes yi parfois mooy li ma wax rek affaire xale moo leen di jàpp parce que tey doo gis benn faaraloo buy génn di def yenn yi mais boo xoolee ñi koy def ñëpp ndeysaan ay ndaw lañu. tey pas à travers vidéo yi mun nga yaakaar ne non boo ñëwee ba tiim leen nii wala nga taxaw ci benn immeuble da nga naan non ñaay xale lañ parce que am na loolu te ne man du ma ko def yow doo ko def keneen ak keneen du ko def xelu xale moo leen jàpp mais aussi damay continuer à ma manière di sensibiliser jeunes yi di waxtaan ak ñoom parce que ñun bu neexee maintenant lañ dëkk bu naqaree maintenant lañ dëkk et nous serons toujours fiers d'être des Médinois à 1000% nag parce que maintenant mooy suñu lépp waaw dama mi ngi noonu ñu tënk foofu quoi ci waxu sensibilisation l'international Fada Love kon bu ko defee rek ñu jàll ci sunu mag sunu grand frère sunu xarit la sunu lépp la muy monsieur Omar Sylla nekk président ànd taxawu Médina ànd taxawu Médina nag boo ko déggee baatu taxawu boo ko déggee rek mooy moom amatul droit toog amatul droit noppalu ko ndax moom bokk na ci ñu war a taxawu Médina en tant que tel bu ko defee rek moom it dund na première vague di dund deuxième vague am na ñoom taxawaay bi ñu ci amoon xam naa di nga ci ñëw tuuti ak deuxième vague bi nga xamante ni moom moo gën a metti yan ci ngeen prévoir ndax commencé ngeen vraiment di liggéey ci ni ngeen doon liggéeyee ci première vague bi ndax gisoon nañ ngeen amoon ci taxawaay bu am solo deuxième vague bi lan ngeen prévoir. waaw jërëjëf Abdou Aziz waaw di xam leen rek di que ni deuxième vague bi ba mu commencé ak léegi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy xalaat dëgg la commencé guñ ci benn activité mais xam naa ci fan yu néew ñaari fan wala ñett dinañ commencé activité yi parce que ku ne xam na ni première vague defoon nañ ci li ñu war a def bu ko defee deuxième vague na dafa ànd ak comme ni ñu koy waxee couvre-feu bi amoon na ci première vague deuxième vague ñëwaat ak couvre-feu kon liñ ciy indiwaat rek mooy maanaam côté sensibilisation comme ni ko Fada waxee léegi parce que ndaw dafa nekk loo xam moom mooy ëllëgu réew
bu ko defee loolu dafay am solo day fàttali jeunes yi li leen war parce que tey ji ñun li ñu war ci dëgg-dëgg ci xale yi mooy maanaam xamal leen ni feebar bi ndaw ñi ñoo ko mën a jëlee ci biti indi ko ci biir kër yi ndax ku ne xam na ne ñi ngi naan du dal xale mais xale day feebar comme mag nu muy feebar mais si mag ñi la gën a danger parce que soo xoolee ñi siy gaañu ñi siy wàññeeku ñu si ëpp ay ndaw ay mag lañ bu ko defee ñun deuxième vague bi ñu ngi siy prévoir sensibilisation dàquñu ba jël oto def caravane di dugal ci benn sonorisation génn wax leen ni leen ba tey mbas mi ngi fi parce que boo xoolee président bu waxee ni que ni l'heure est grave kon suñu nee l'heure est grave rek il faut que ñu bàyyiwaat xel parce que dafa nekkoon loo xamante ni mbir mi dañ jàppoon dafa mel ni da nga ni woon 2020 la alors que du 2020 kese feebar la bu fi nekk ñun mënuñu ko tuddee lu dul balaa nag bu jotee bu ñëwee li la war yow en tant que ndaw mooy déglu mag ñi li leen war fi mu toll nii te li ñuy xamle mooy ñaan moo ko fi mën a jëlee kon nag ñaan dafay boole ànd ak yar di ñaan suñu rakk yi suñu doom yi ñu gën a góorgóorlu parce que ñoom ñoo ñu mën a jàppale ñun li ñu war rek mooy toujours di sensibiliser parce que comme ni ko Fada waxee léegi Médina man su ma ko déggee sama xol day sedd parce que tur bi man wallaay mën naa ni damay du ma xam lan la may def su ma déggee tur bi man soo gisee toujours su ma bindee si Facebook wala dara damay bind Médina parce que loolu dafa nekk loo xam ne ñun ñoo ko war a defar parce que ëllëg ñun ñoo fiy des tey ñu ngi toog ñun ñu fi toog ñëpp ay ndaw lañ tey mag ñi dañuy dem bàyyi ñu fi kon bu boobaa ñun dañu war fexe ba duñu mujjee puso bi mu réer waaw loolu daal xam naa ne pour le moment mun nañ ko si wax deuxième vague bi ñu ngi si préparé wu gën a continuer sensibilisation bi parce que loolu rek mooy saafara feebar bi fi mu toll nii. président dañuy dem très rapidement xam naa ci yow la ñuy commencé waatee par rapport ak deuxième question bi. deuxième question bi dafay ñëw ci tey ndogal bi président jël bi ma ko jëlee ñu gis ne dafa bare dafa bari coow am ay jafe-jafe laal ay secteurs yu bare moo xam ci ñuy liggéey la ñiy jaay moo xam ñi nga xamante ne dañ nekk ci wàllu transport maanaam secteur yëpp la affecté bii pas coow li teel a tàmbale Médina tamit am ci cër ci biir coow li ndax tey mën naa ne mooy quartier bi nga xamante ni moom la ñuy gën a dégg nag actuellement ni bokk na si ñuy gën a dégg ci wàllu coow bi ñu bëgg ci question boobu nga andi si ay éclaircissement. waaw jërëjëf Abdou Aziz Médina soo déggee li nga comme ni nga ko waxee coow li bari na ci Médina c'est le poumon de Dakar Médina dafa nekk gox boo xamante ne booy dugg da nga fiy jaar booy génn da nga fiy jaar foo munti dem kon loolu il faut que coow li bari ci Médina parce que boo xoolee tey jii nii defuñu fi sax lu jar ñu naan Médina mais loolu yàlla moo ko dogal il faut ñu nangu ko bu ko defee nag ñu gën a góorgóorlu parce que tey jii nii dogal bu wàccee lenn rek moo ci mun a moom loolu la ñu mën a def mooy muñ parce que gis nga mbir bu la dalee muñ ngay njëkk a jiital ndax ku ne xam na ni couvre-feu metti na heure bi gars yi di wàcc boo xoolee tey ji transport bi keroog maa ngi koy wax maa ngi naan tey jii ni bu fekkente ni transport bi ni ñu ci xalaatee nii loolu day yokk sax mbas mi parce que bu fekkee li ñu wax dëgg-dëgg ni mooy wàllante feebar bi li ma gis ñetti fan yi gars yi di ñibbi kon ça veut dire que ni mbas mi dafa nar a yokk parce que dégg naa ñu ne dañuy wàññi transport nit ñi ci car yi mais dañoo au contraire am na ñu ma gis ñoo xam ne yéeg sax ci kaw porte bagage pour ñibbi suñ ko mënoon def ko parce que tey mënuñu la ni 21h ngay ñibbi 21h ngay tëdd yow ngay liggéeyee Dakar par exemple di ñibbi fu mel ni Guédiawaye parce que boo xoolee tey ji nii ñi nekk maanaam ci banlieue bi yëpp Dakar la ñuy liggéey li ci ëpp ñi ngi Médina léegi nga war a génn jógee fii pour dem ñibbi fu mel ni Yëmbal léegi yow il faut nga buuxante oto buuxante mënul ànd ak takk masque gars yi nañ takk masque mais da ngay buux nit masque bi wadd wala pour nga wax ak nit ki il faut nga wàccee sa masque pour mu leer kon ndogal boobu noonu diis na metti na mais il faut que ñu jëlaat yeneen mesure yoo xamante ni moom mooy tane mesure boobu man li ma si gënoon xalaat mooy tey ji nii bu fekkente ni yow nit ñi nga jàngal leen jàngoro bi nan lay wàllee jàngoro bi nu muy wàllee bu ñu ko xamee ñu moytu ko moo gën tey ji ñu ne couvre-feu parce que man couvre-feu dëgg la mu état mënul décider dara yow nga ci am looy sikki sàkk. mais président je doguma la foofu mais je pense que ne sénégalais yi
mesures yooyu nga wax yaakaar naa ñëpp xam nañu ko. xaw ma Sénégal lu ñu xamul waaye coronavirus moom bokku ci. xam nañu ko xam nañu li koy joxe. pour ci côté boobu est-ce que duñu xool beneen yeneen méthode ak yeneen solution ndax boo xoolee li gars yi sensibiliser ci première vague bi macha allah amoon na sensibilisation. waaw Abdou Aziz fi mu ne da ngay jàpp ni xam nañ ko mais am na ñoo xam ne xamuñu ko ba tey jii may wax ak yow am na ñoo xam ne xamuñu ko parce que tey jii bu fekkente ne yow dañ ne la nga génnee lor ci sa gémmiñ mu dal nit moom moo la koy wàlla ñu ne leen takk leen masque kon wàllante dootul yomb mais tey jii nii da ngay gis gars yi masque yi farataaluñ ko sax tey jii ñun toogaay bi ñu toog nii dañoo def ay distanciation sociale moo tax masque yi ñu dindi ko mais kenn ku ne sa masque ngeeg yow bu ko defee yooyu noonu da ngay jàpp ni nit ñi xam nañ ko mais desee nañ ko xam parce que tey jii nii docteurs yi ci place ba ñuy fajee rek lañ nekk tey amoon na nu docteurs yi doon gën a liggéeyee xëy na moyen mayu leen ko mais tey di dugg ñoom ci biir koñ yi ñun ni ñuy defee sensibilisation parce que tey jii nii yow xamuloo feebar bi dëgg da nga koy dégg parce que dalagu la ki mu dal tamit bu jëmee ba nga xamante ni maanaam symptômes yi dugg na ko ba mu dem ba ñu saytu ko ci kër docteur bu delsee da lay wax ni la man dara dalu ma woon xam nga loolu tamit da ngay naan feebar amu fi bu ko defee yooyu tamit dafa bokk ci li nga xam ne nit ñi dañ ko war a xam docteur yi di dugg ci koñ yi ci biir kër yi di waxtaan ak nit ñi parce que tey ji boo xoolee tey ku mel ni Ibrahima mi ci këru docteur lay liggéey kon tey ji nii moom lim si mën a wax man amaana damay jéem mais xëy na moom moo ma gën a xam sax maanaam moo ma gën a mën a expliquer feebar bi parce que ñun ñii bu ñu jógee di def ay sensibilisation lu ñu mun di def dañuy woo Ibrahima président bëgg nañ def nangam de lan moo si sa xalaat mënuñu lii ak lii ak lii ak lii parce que domaine bi ñu nekk fi mu toll nii dañu commencé rek mais ñoom ñoo ñu si jiitu kon li ñu mën mooy lépp lu ñuy def ñu ne leen président kat ñun bëggoon nañ def nangam ñu jox ñu si seen i xalaat. macha allah yaakaar naa kàddu yi am na solo lool bu ko defee rek ñu jàll ci l'international dégg nga question bi moom nga abordé woon sànq di ci commencé si waxtaan ñu bàyyi la yow it nga joxe sa xalaat. waaw Dabax Malick man je me dis que mbir bi dafa juste quoi parce que ndigal moom jëfee xam nga Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais. parce que aussi ñun ñoo ko fal buñ ko bëgguloon du falu waaye parfois war nay bàyyi xel tuuti askan wi moom bu tëju woon 100 ans du ko yëg parce que moyen mi ngi moom macha allah te looy def rek parfois xalaatal askan wi yaa ngi may dégg tey am na ñoom te da nga leen di romb ñuy jaay cere billaahi jaay ñu pour lu ñu denc banque dañuy jaay pour lu ñu dépensé ëllëg si comprendre Ibrahima parfois mu romb wala grand bi romb am koo xam te ne wërsëgam dafa nekk ci moom te kooku guddi la mën a wax ak moom boo xoolee avant 21h rek dañuy fatu dama jógee sama kër yaay yàggul dara ñëw ci autoroute bi dama xool sama yaram dafa daw tuuti ma jooy waaye dama gis ay mag ñuy waaxu pour dem ñibbi te ku ci nekk am na benn heure moom te bëgguloo mu fekk la ci mbedd bi parce que aussi takk der yi xam nga ñoom tamit ordre la ñuy jëfee comprendre nga pour ñoom parfois bu ñu la gisee yenn heure ci mbedd bi sa coobare la déedéet parfois nit mën nay ñibbi mu am problème oto man daal couvre-feu bi vraiment du ma ne waru ko def ndaam war na ko def ndax moom moo ko wax l'heure est grave fii mbir bi toll la feebar buy yokk foog ñu jël suñu ay matuwaay mais matuwaay bi waroon na ko mën a saytu ba ku ci nekk jéem a xool noo waajalee sa bopp mais dafa juste trop dafa juste te vraiment loolu je peux dire que loolu moo xaw a metti askan wi xam nga loolu moo xaw a metti askan wi ba bii mu tàng nii c'est dafa metti daal Aziz am na ñoo xam te ne billaahi wallaahi dañuy dund lu metti du ñu am lu ñu lekk barki Seydina Muhammad yow boo doon xelal président loo koy xelal. su ma ko doon xelal man personnellement couvre-feu bi mu def comme bële passé lu mu dee mu may tuuti délai population bi ne leen fii ak période sàngam damay def couvre-feu bu ko defee ku ci nekk père de famille ak ñooñu ku ci nekk xool noo waajalee gérer sa bopp ndax nga bañ ko yëg comprendre nga mais dafa juste quoi man daal loolu kese la néew ma warul couvre-feu mais dafa juste Aziz. Fada Lô en tant que jeune ñu gis ne aussi tamit ne Médina wax naa ko sànq président Omar ne ko ñoom ñoo gën a fës Médina li tur bi màggal rek moo tax xëy na nit ñi ak li mu siw moo tax lu am rek ñu ne Médina waaye nag am na tuuti lu fi xew ndax depuis 4 jours da ngi nii chaque jour ñu gis ay nit yu taal fii yow ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi mu ci am mooy parfois xam nga nit ñi
ku nekk nu muy manifester li nga xamante ne moo ko metti te pour man bon mënoon nañ ci utiliser yeneen méthode parce que boo xoolee am na ñoom te ñu ngi taal ay pôle ñu ngi taal leneen ak leneen te pôle yi bon suñu yëf la man du mu ci digal kenn mu taal wala mu def dara te ku la ci tàggoon tamit du ko def mais àdduna mooy lim lax rek kii day xalaatee fii kii xalaatee fii kii gisee fii kii gisee fee man ku ma dégguloon grand bi wala déggal grand bi du taal comprendre nga ku am lu la metti toogal nga muñ incha allah buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekkee te ko élection bu jotee ki fi nekk bu la doyul nga xool ki la doy nga votel ko pour man taal bi du solution man li may conseil mes jeunes frères mooy ñu éviter ko man loolu laa leen di conseil ñoom ñëpp comprendre nga ñu éviter taal yi éviter yàq bi ku état bi joxe na couvre-feu naam metti na mais nañu xool nuñ koy gérer rek amul problème parce que lu dul jeex amul dans la vie rien n'est internet nañu muñ metti na mais nañu muñ rek xam nga on n'a pas le choix parce que Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais bu joxee ndigal lu ci waay mën kenn mënu ci dara exécuter rek moom la fi yàlla teg dañu koy nangul loolu kese la Aziz. l'international l'ambassadeur na ngeen góorgóorlu aussi tamit ci sensibiliser ndaw ñi man parents yi laa koy wax ndax tout récemment démb la xam nga barki démb gis naa suma koñ ay xale yu ndaw yoo xamante ne amaguñu sax 10 ans 9h30 ñu génn ci biti di dem kon nag faute bi dafay nekk parents yi wax naa ne xale yi ci mbedd yi dëkkuñu ci biir mbedd yi xale yi ci biir kër yi la ñu jógee léeg-léeg damay dégg ñuy faral di wax naan xale yi ci mbedd bi kenn dëkku fi ku génn ci kër nga génnee kon nag parents yi tamit am nañ ci part de responsabilité bu mat sëkk kon bu ko defee rek ñu jàll ci président Ibrahima Traoré moom it Ibrahima comme ni nga ko déggee léegi président décrété na état d'urgence boole ci couvre-feu bu commencé 21h jëm 5h du matin gis nga nag jafe-jafe yi mu andi ñëpp mu suscité ay débat yu bare aussi tamit affecté ay secteurs yu bare comme ni ko président Omar waxee sànq kon yooyu ñu bàyyi la rek nga joxe sa xalaat. Merci beaucoup Cheikh Abdou Aziz je pense que je comprends très bien tey sama camarade yi ñu ma toogal tey en l'occurrence l'ambassadeur ak Omar c'est vrai c'est compréhensible si li ngeen di wax parce que en fait yàlla dafa dogal tey man au-delà du conseil de la jeunesse comme ni ko Omar waxee sànq dama nekk dans le système sanitaire aussi dama nekk dans le système sanitaire xam lu bëri comprendre lu bëri am accès si yenn information yi donc tey jii nii en fait peut-être que président yëkkatil micro bi tuuti rek yenn agissement yu bëri je peux dire aujourd'hui que par méconnaissance le gars yi di agir noonu moo tax foofu noonu dans le même sens que ñoom damay xaw a dut baaraam tuuti aussi état bi parce que état bi war na toll fi nga xamante ne situation bi comme ni ko président waxee maanaam l'état est vraiment critique bu état bi critiqué population comprendre ñu ni wala comprendre gul wala une partie de la population comprendre gul ni la situation est critique mais il faut communiquer pour que gars yi comprendre que la situation est vraiment critique quitte à ce que sax ressortir certaines informations parce que Abdou Aziz je te dis gis nga feebar bi ñaar la wàllum prévention la ak wàllum faj bi te ñun suñu attu tey nekkul tey ci wàllum faj bi c'est vrai am nañ ay kàngam c'est vrai am nañ ay bonne volonté ak yooyu noonu yëpp mais suñu capacité hospitalière yi structure sanitaire yi warul mënul tax tey jii nii ñu xeex carrément feebar bi loolu ñun suñu avantage tey ci wàllum prévention la nekk sensibilisation mais je pense que doole boobu noonu ñu amoon moom la ñu amoon lors de la première phase et que moom la ñu war a tullantiwaat pour fexe sensibiliser askan wi ba sax ñu bañ a feebar parce que loolu mooy li gën ñu sensibiliser askan wi ñu bañ a feebar parce que actuellement les hôpitaux sont submergés les médecins ils sont submergés actuellement damay jox benn exemple rek xool leen ci mois de décembre bi tey li ñu am ci cas diggante le 1er ba le 31 décembre mosuñu ko am ba feebar commencé ba léegi li ñu am ci ay cas de décès ci mois de décembre mosuñu ko am ci feebar ba mu commencé ba léegi. donc ce qui veut dire que situation bi mu ngi gën a grave le président boo ko gisee nag mu jël dogal boobu noonu en concertation avec les experts de la santé encore il a consulté tous les secteurs tey jii nii c'est vrai métti na comme ni ko Fada waxee tey jii nii ki nga xamante ne tey maanaam benn 200 la doon am ngoon pour dem jënd ji fondé pour bu mu reeree
te mënu ko amul possibilité boobu nag day metti trop day metti si ñëpp mais balaa nga ne naam ne fa balaa nga ne naam ne fa balaa nga waxu lekk maanaam na nga am wër ba pare. na nga ko tal. te na nga ko tal. te tal boobu nag je pense que sur base du tal boobu noonu le président jëlee dogal boobu noonu. moo tax il faut ñuy communiquer pour population mën a comprendre tey jii nii couvre-feu bi gars yi ñu naan baax na wala baaxul ku si nekk am nga sa appréciation comme ni ko Fara waxee ku nekk ak ni ngay xalaatee mais il faut comprendre que ni tëj boobu président di tëj dogal boobu mu jël mais état bi si boobu mu ngi si perdre ay recettes te état c'est pas dans son intérêt aujourd'hui di perdre ay recettes benn. Deuxièmement c'est vrai ñoo ngi naan nit yu bëri du ñu dox guddi c'est vrai mais feebar dafa toll foo xamante ne 10 minutes boo si mën a am de plus sans pour autant am ay cas bénéfice la te peut-être que ñoom si seen ay concertation si seen ay xalaat si seen ay seen niveau d'information jàpp nañ ni peut-être bu ñu defagum loolu mais il faut pas exclure aussi que ni bu situation bi tamit di empirer wu beneen situation beneen dogal mën na si toog te balaa ñuy egg si beneen dogal boobu nag nañ def suñu kéem kattan sensibiliser ñun ndaw ñi ñun borom kàddu yi ñun ñi nga xamante ne amaana ñoo jiite jeunesse bi donc ñun nañ jël suñu courage à deux mains sensibiliser ndaw ñi pour ñu bañ a egg fi ñu wax Omar Sànq moo ngi ko wax effectivement suñu magum kër yi ñoom du ñuy déplacé wu maanaam ñun ndaw ñi c'est nous qui sommes censés tey jëli ji feebar d'un point A indi ko suñu kër te loolu war nañ ko éviter te am na benn émission bu ma ko doon wax sama benn naataangoo bu ma ne ko ñun am na fu ñuy toll ñun on devient assassin parce que ñun connaissance cela feebar bi ñu jël ko yóbbul ko suñu mag yi yóbbu ko suñu papa yi suñu yaay yi te ñoom ñëpp pratiquement boo xoolee ñu si bëri am nañ des tensions artérielles am nañ ay diabétique lañ wala ay yeneen feebar yi nga xamante ne tey jii kum si dal feebar day gën a metti si yow donc je pense que ñun am nañ part de responsabilité bi nga xamante ne war nañ gën a góorgóorlu mais sensibiliser suñu moromu ndaw ñi pour ñu gën a conscience ci situation mais état bi encore une fois de plus tey jii nii war na gën a intensifier sa communication pour gars yi gën a xam ne l'heure est grave